Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أحمده وهو الحميد المجيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، خطبتنا اليوم عن الخلق الثالث الذي ينهانا عنه ربنا عز وجل في الآية 11 من سورة الحجرات، حيث يقول سبحانه: ولا تنابزوا بالألقاب. النبذ هو إطلاق الألقاب السيئة المستهجنة على الآخرين، وهو أمر سيء لا يرتضيه أحد. والأسوأ إذا كان بين الجماعات، خصوصا لو كانت هذه الجماعات تنتمي للإسلام ويتحفز بعضها للإساءة لبعض ويطلقون على بعضهم ألقابا ترمز إلى انتمائهم التائفي. فنهى الله المؤمنين عن هذا السلوك السلبي بقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يلقب بعضكم بعضا بلقب سيء يغضب ويؤجج الطرف الآخر، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى نصب حالة من القطيعة والاحترام. ومن أضرار جعل اسم سيء أو لقب منكر لإنسان أنه قد يبقى هذا اللقب ومن أضرار جعل اسم سيء أو لقب منكر لإنسان أنه قد يبقى هذا الاسم
aw haza laqabu simatan lahu tulaaxiquhu aynama xalla wala rubbama xatta baada mawtih wa fi xutbatihi yaqulu sayyidina imaamullahi alayhi salatu wassalam wa munia fi ddiini aljidaal walmiraau wa munia fi ddiini altasaafulu waltaayubu waltanaazu waltanaabus cant ñeel na yàlla mi borom mbindeef yi mu ngi wax ci téereem bu tedd bi ne wattaqu fitnatan moytu leen mbugalam àddina moo xam ne la koy sabab mooy tooñ gu bari ci kaw suuf mbugal moo xam ne day maasale ñépp mu ne laa tusibanna allazina zalamu minkum xassa du yem rekk ca ña nga xam ne ñooy tooñkat ya ca yéen waalamu anna allaha shadidul iqaab te ngeen xam ne de yàlla ku tar mbugal la ñeel ñi nga xam ne ñoo koy moy maa ngi koy sant te moom mooy ku santu ki di ku màgg ki tey seede ne amul benn buur bu nu war a jaamu dëgg ko dul yàlla wéete woon a nguuram bokk ak kenn di seede ne sunu sang muhammad ab jaamam la di yonentam yàlla sunu borom nu lay ñaan nga dolli teraanga ki xéewal dolli mucc ak barke ci sab jaam ci sab yonent muhammad ak i ñoñam ak i saxaabaam mboole seen ma di leen dénk yéen jaam yàlla yi di ko dénkit sama bopp ragal yàlla mu màgg mi te di leen ñaax itam ci topp ko ginnaaw loolu yéen way gëm yu tëdd suñu xutba tey bi mu ngi jëm ci ñetteeli jikko bi ci jikko yooyu nga xam ne ñett la yoo xam ne yàlla mu ngi ko boole ci benn aaya muy aaya fukk ak benneel ci suuratul xujuraat mu doon jikko yu ñaaw jikko yoo xam ne day yàq aw nekkin jikko yoo xam ne day yàq diggante day tere ay nit yi koy jëf yi ko nekkee day tere ñu nekkin wu rafet nekkin wu baax ñu nekk ci jàmm ñu waxoon ca nag ñaari xutba yi jiitu tey jii nag ñetteel bi lañu leen indil te mooy fi nga xam ne yàlla subhanahu fi lay waxe naan wala tanaabazu bil alqaab bu leen di dàkkantalante ci ay dàkkantal yu ñaaw an nabazu maanaam dàkkantal mooy ngay wutal dàkkantal bu ñaaw dàkkantal goo xamante bi nii kenn bëgg ko nga koy wutal ñeneen ñi mu doon lu ñaaw loo xam ne kenn du ko nangu nag mu ngi gën a ñaaw nag bu fekkee dafay dox ci diggante ay mbooloo rawatina nag mbooloo yoo xam ne dañuy wuyu woone ci lislaam la du bokk nga xam ne ci seen ak saggante ak seen ak ñàkk jikkoy lislaam kenn ku ci nekk yaa ngay ngóorowoo yëkkati lu ñaaw jëmale ko ca ka ca des ca ña ca des ak di fent ay dàkkantal yu ñaaw yoo xam ne la ca gën a ñaaw day junj day symboliser la nga xam ne moom la ñooña foofa la ñooña bokk ci tarixa wala ci mbooloo ma ñu féete yàlla suñu boroom tere way gëm yi ci comportement boobu nga xam ne bu négatif la ci waxam ji mu wax ne wala tanabazu bil alqaab mu ne ngal la bu leen di dàkkantal yu ñaaw maanaam bu ñenn ci yéen di wut ay dàkkantal yu ñaaw yuy merloo yuy naxaral kañu koy dàkkantal yoo xam ne day yëngal ab xolam bu ñenn ci yéen di def loolu ña ca des ndax loolu man yenn saa yi dina jur ak dogoo ci seen diggante mën na juritim ak xeexoo ci seen diggante mbokki julli di bokk na ci loraanga yi nga xam ne wutal nit turu ñaaw wala dàkkantal goo xamante bi nii kenn bëggu ko bokk na ci loraangeem mooy ne tur wu ñaaw woowu wala dàkkantal woowu nga xamante bi nii wu ñaaw la day nekk màndarga boo xam ne day topp kooko ñu ko wutal fu mu mën a ne amaana ba sax mu topp ko ngirug dundam ba sax bu génnee àddina mën naa am dàkkantal wu ñaaw woowu des fa ba fu ñu ko tudde rek tuddaale loolu bokk na ci lii loraange yi ëpp doole ci wutal nit dàkkantal wu ñaaw moo tax sunu sang imaamullahi alayhi salaatu wasalaam de mu ngi ñuy wax ci xutbam
dinu fàttali ne tere nañu ci diine mu ni afi diinil jidaawul wal mira mu ne tere nañu ci diine werante ak béjo wa mu ni afi diini tasaafulu tere nañu ci diine di suufeelante jullit bi di suufeel mbokkum jullitam wa taayub tere nañu ci diine jullit bi di ŋàññ mbokkum jullitam wa tanaazu tere nañ ci diine jullit bi di xëccoo ak a ñiiroo ak mbokkum jullitam wa tanaabus muy lii nga xam ne moom la ñuy waxtaane nii Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam wax nañu ci xutbam ne tere nañu ci diine ak tanaabus mooy def exprès di wutal nit ki aw tur wu ñaaw wala dakkantal woo xam ne kenn bëggul woon ku la ko dakkantele nga koy dakkantele sa bokkum jullit ngir naxaral ka ak ñaawal ka ak tooñ ka. barakallahu li wa lakum fi alqur'an alazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa zikri al hakim innahu ta'ala barrun jawadun ghafur. الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة في الله فكما ينهانا ربنا عز وجل عن إطلاق أي اسم أو لقب غير مرغوب فيه على الشخص الكبير فكذلك ينهانا ذلك عن الطفل الصغير لأن الأثر السلبي الذي يحدثه في النفس لا يختلف فيه كبير وصغير بل قد يكون الصغير أكثر حساسية وأقل تحملا لسماع اسم أو لقب سيء يطلق عليه صباح مساء يحرجه في مشاعره. فكيف يتوقع من هذا الطفل المجروح أن يكون قوي الشخصية وأن يكون ذا معنويات عالية وثقة قوية؟ اعتاد الناس في البيوت على هذا الأمر دون أن ينتبهوا إلى آثاره السلبية على النفس والمجتمع. إخوة الإسلام، من المهم جدا أن نشعر بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض، فاحترام أبناء المجتمع بعضهم بعضا هو تعزيز لقيمتهم في ذاتهم حتى الأطفال الصغار. أما إذا أهان كل واحد الآخر سيترتب على ذلك أن يكون المجتمع في وضع الإذلال والهوان. فإلى هذه الحقيقة تنبهنا هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. cant gépp cant ñel na yàlla tabaraka wa taala. sant naa ko cant gu bari gu sell te barkeel. seede ne amul benn buur bu nu war a jaamu ko dul yàlla. wéete na nguuram bokk ak kenn. seede ne Muhammad ab jaamu di yonentam. yàlla na ko yàlla dooli teraanga ak xéewal dooli ko mucc ak barke moo ki ñooñum ak i saxaabam boole seen. ginnaaw loolu yéen soppe yi ci yàlla, sunu borom bu màgg bu kawe bi ni mu nuy teree ñuy wutal aw tur wala dàkkantal woo xam ne kenn bëgg ko, ni mu nuy teree ñu koy wutal magam jëmm, noonu tim lañu ko teree jëm ci xale yu ndaw yi. ndax jeexital ju baaxul ji nga xam ne loolu moom lay def ci bakken, mag wuutew ceeg ndaw, ndaw wuutew ceeg mag. amaana sax ba xale bu ndaw bi mooy gën a sensible ci ñu koy woowe aw tur wu ñaaw ak di ko wutal dakkantal woo xam ne kenn bëgg ko, te fekk moom comprendre na dakkantal woowu lan lay wund. xale bi amaana ba moom mooy gën a sensible ci loolu, te itam amaana ba moom moo koy gën a mën a ñàkk dékku mag mi. ndax xale bi nga xam ne xam na li tur yi ñu koy woowe wala dakkantal wi ñu koy woowe mu doon lu koy blessé ci ay sentiment, doon tim loo xamante bi ni lu koy metti la, mu koy dégg suba ngoon ci biir kër gi ak di ko dégg ci koñ bi ñu ko koy woowe, xale boobu loolu daf koy blessé bu baax a baax. te xale boo xam ne loolu lay dund, naka la ñuy séentoo ci moom mu màggaaleeg personnalité bu dëgër, naka la ñuy séentoo ci moom mu màggaaleeg moral bu kawe ak confiance bu am doole. loolu mënula ànda. yéen mbokki lislaam bi,
dina am solo lool kenn ku nekk ci ñum xam responsabilité am ca ña ca des respect bi nga xamante bi nii moom la doomi société bi di ëmbalante ci seen diggante seen biir ak orma yi ak teggin di ñuy joxante loolu day gën a dëgëral valeuru société bi ak ñoñ société bi ci seen bopp ba ci xale yi sax kenn du leen exclure ci loolu amaa nag bu fekkee dañ nekk société bu xam ne ku ci nekk yaa ngi ngóorowoo di toroxal ka ca des ku ci nekk yaa ngi ngóorowoo di suufeel ka ca des di doyadil ka ca des loolu dafay wëlbatiku doon société day wëlbatiku ci kaw société bi ñu doon société boo xam ne day taxawaayu torte ak taxawaayu doyadi ndax ñoo toroxal seen bopp ñoo doyadil seen bopp ci dëgg googu nag ci lañu aaya bu tedd bii di yee ci la ñuy bàyyiloo xel muy aaya bii nga xam ne depuis ñaari ajjuma ci ginnaaw tey di ñetteel bi moom lañ leen doon saraal ci ñetti melo ak ñetti jëfin yu baaxul yi nga xam ne aaya bi mu ngi nu koy tere ci suñu diggante suñu biir mu wax ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen way gëm yi laa yasxar qawmun min qawmin ay góor ci yéen bu ñu nekk di ñaawal ak kokkali ndax xeebeel ak doyadil góor ña ca des wala nisaun asa an yakunu xayran minhu amaana ba ña nga xam ne ñooy ña ñuy xeeb ak di leen ñaawal ñu gën fuuf ña leen di ñaawal ak di leen xeeb wala nisaun min nisain asa an yakuna xayran minhu bu ay jigéen ci yéen nekk di reetaan ak kokkali ak doyadil ñeneeni jigéen amaana ba ña ñuy reetaan ak di leen kokkali ak di leen doyadil gën fuuf ña leen di ree ak di leen xeeb wala talmizu anfusakum bu leen di xastante bu leen di tàncante bu leen di ayibalante wala tanabazu bil alqaab ngalla bu leen di wutalante ay turu ñaaw ak i dàkkantal yoo xam ne day naqaral nit ki di ko merloo bisal ismul fusuqu baadal iman day ñaaw lool ci jullit ginnaaw ba ko yàlla defee jullit def ci moom ngëm mu sàggan ci ay jëfinam sàggan ci ay jikkoom ak i waxam ba am taxawaayu saay-saay loolu day ñaaw saay-saay la waaye jullit bi nga xam ne dafa def ay jëfin taxawaayu saay-saay loolu moo gën a téye yées moo gën a ñaaw bisal ismul fusuqu baadal iman wa man lam yatub képp koo xam ne nag xam nga ne yàlla bëggul lii ci seen diggante seen biir yéen jullit yi nga léttuy dégguma tan xam lu continuer nekk ca di kokkaliwaate di reetaanaate di xeebaate di xaste ak a tànce ak di wutal nit ñi ay di def ay feem di leen wutal ay turu ñaaw ak i dakkantal yoo leen di naqarale képp koo xam ne ginnaaw ba nga xamee ne yàlla bëggul loolu tere na ko ci aaya bu leer nañ bii nga continuer ci loolu xamal ne fa ulaayka humu zaalimoon xamal ne bu ñuy lim tooñkatee ci yàlla bokk nga ci loolu yàlla nu ci yàlla musal yàlla nu yàlla doole xiir si jàmm kook topp kook ragal yàlla nu yàlla doole muccal ci seytaane yàlla nu yàlla doole jàmmal ci suñu réew mi yàlla na yàlla doole jàmmal jullit fu nu mën a nekk te yàlla na yàlla wesaari jàmm ci àddina bi yépp allahumma inna nasaluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ism والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على الإمام المهدي وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وقيس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام نصر من الله وفتح كريم ونصر من المؤمنين وفتن الله بالدين والإيمان اللهم ارفع درجة الإسلام والإيمان وخذ درجة الكفار من الواقين اللهم ارفع لنا الله فوق أعدائنا الله تحت أقدام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا بفضلك القرآن وقنا بحكمة والنار اللهم ثبتنا بكلمات لا إله